mi ngoog salaamaaleykum am internaute Thiès Info ñu nuyu leen jox leen seen wàccuwaay waaye itam kontaane leen di leen bëggee kenn ku ci nekk ci yéen fa nga nekk ak fu mu mën di doon rek fekk nañ la fa ni la jàpp ci loxo bég ci yéen kontaan ci yéen di kontaan ci ni nga xamante ni moom moo di abonnement yi gis nañ ni ngeen di abonné également di leen bas cloche de notification bi waaye itam di partagé tey ji nag mbokk yi seen xarit Fall Damel dafa am gan gu mat gan sunu gan gi Zo Mansour lay wuyoo artiste formateur en batik mbokk yi nag mooy batik boo ko déggee mooy cuub artistique maanaam teinture bi nga xamante ni vraiment moom mooy teinture artistique mu nekk loo xamante ni yére artiste la artistes yi ñoom ñoo koy faral di def li nga xamante ni moom moo di sol moom nag ci yooyu lay yëngatu tey jii nag mbokk yi ñu fas yéene waxtaan ak moom siq ak moom waxtaan wu yaatoo yaatu waaye duñu def leen lu dul bàyyi ko rek mu nuyoo également ak ami internet Thiès Info kon nag Zo ñu ngi lay jaar. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax vraiment di kontaan encore une fois ci invitation bi fi nekk suñu kër di remercier Sey Latir bu baax a baax donc di am mbégte bu baax a baax donc maa ngi wuyoo Zo Mansour doomu Thiès la c'est vrai que Dakaaru laa juddoo fa laa màggee mais man léegi doomu Thiès la parce que dama ñibbi ci Thiès donc bu neexul woon aussi dañuy toog Dakar mais Thiès moom vraiment mu nekk dëkk culture nekk dëkk bu riche culturellement donc moo waral tey pratiquement ñu nekk fi donc man maa ngi yëngu ci wàllu art bu ne art bëri na domaine yi ñuy yëngu sax ci art bi mais pratiquement li ñuy gën a def mooy batik waaw batik bi la ñuy gën a liggéey donc tey macha allah yàlla defal nañu jàmm ak salaam mu nekk métier boo xam ne tey vraiment bi ñu ci duggee rëccuwuñu ko. waaw macha allah mu nekk également lu am solo wax na ci li nga xamante ci lay yëngatu mooy li ma ko présenté léegi muy lu jëm ci wàllum batik mais askanu sunu gaal dañuy dégg batik tey jii boo ñu mënoon a expliquer ngir ñun ñu xam ana lan mooy batik lan nga ñuy wax. waaw batik boo ko déggee turu jàmbur la ndax du turu Sénégal parce que tur la boo xam ni mi ngi bàyyeekoo Indonésie ñoom ñoo créé tur bi. mais batik dafa nekk technique boo xam ni technique de teinture la bu bàyyeekoo Égypte parce que boo xoolee dans la civilisation Égypte bokk na ci dëkk yi nga xam ne walla moom mooy dëkk bi nga xam ne moo njëkk civilisé ci àdduna bi donc batik foofu la bàyyeekoo mais waa Indonésie ñoo jël xam-xam bi gën ko mettre en valeur ñoom ñoo tax tey ba àdduna bi yëpp di ko utiliser ba àdduna bi yëpp di ko consommer boo xoolee wax bi ñuy wax wax tur bi du Afrique wax c'est anglais yi ñoo jël turu cire mooy matière bi ñuy liggéeyee batik tuddee ko wax donc tey mu nekkaat loo xam ni tey africains yi ñu ngi koy exploiter mais man pratiquement aussi dama ci bay suma waar ndax tey Sénégal bu ñu xamee lan mooy batik je pense que am na rôle bu bari bu ma ci joué parce que loolu moo doon ambition bi parce que boo nekkee ci dara da nga koy véhiculer da nga koy propulser da nga koy mettre en valeur donc ñun yàlla dimbale nañu ba def nañ ci suñu kàttalaay kàttan ba vraiment tey Sénégal bi ñuy wax batik dañ naan kooku bàyyi leen ko ak Zo Mansour wax fa dëgg yàlla donc ñu ngi siy sant yàlla na si loolu yëpp nag ndimbalu yàlla du suñu coobare du suñu jàmbaar mais ndimbalu yàlla ak suñu ñaan waajur waaw. macha allah mu nekk également ay kàddu yu am solo comme ni nga ko waxee li jëm ci wàllum batik bokk na ci ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla fi nu ko yeggale ci askanu sunu gaal njort nañ ñu yombul nit àggale ko foofu ndax gëm gi nga xamante ni moom la gëm métier bi waaye itam bëgg gi nga xamante ni moom la ko bëgg ba mu tax tey ji askanu sunu gaal buñ ci wax ak di ciy dem fu nekk moom mi moo tax dem fu nekk boobu la ñu fas yéene waxtaanee ci lu jëm ci wàllum batik ndax mbir mi ci Sénégal rek la yem wala yéen a ngi génn des fois sous région yi di ci yëngatoog yu ni mel. waaw ñu ngi sant yàlla parce que tey métier bi ñuy def muy batik man personnellement mi ngi may yóbbu fu nekk te ba ma koy tàmbalee xëy na waxuma xaaruma ko woon mais xëy na xaaruma ko woon trop tamit parce que dama jàppoon ni comme c'est un métier inconnu au Sénégal xëy na mën na bañ a dox donc j'avais pris des risques ma jël ay risques yoo xam ni vraiment yombul xam nga mooy gëm-gëm la parce que ñëw si fekk loo xam ne kenn xamu ko nga nit ñi dinaa fexe ba nit ñi xam ko loolu combat bu metti la. combat bu metti la parce que bi ma koy def boobu xale la mais tey macha allah. ban année nga si dugg.
man dama xàmme rek nekk si parce que bi may def primaire maa ngi koy foowee. macha allah. donc pour wax ni batik defe naa ni fi ñu toll ni dara umpatuma si. si kàttanu yàlla vraiment yàlla defal nañu si lu nekk parce que boo demee ba métier génnee la sa réew. di la booleeg ay nit yoo xam ne xëy na sa àdduna mosoo woon xalaat ni di nga dajeek ñoom. donc loolu vraiment c'est une fierté tey su ma demee Côte d'Ivoire par exemple dañ may yëkkati si kaw. du dañ may yëkkati par rapport ak sama jëmm mais dañ may yëkkati par rapport ak sama xam-xam. moo tax ma ne nit lu muy wut si àdduna na nekk xam-xam bu sell. na nekk xam-xam bu wóor boo xam ne foo ko présenté ñëpp dañuy d'accord. waaw parce que bi ñu nekkee ñun xale suñu xalaat moo doon nañ dem jàng Côte d'Ivoire batik nañ dem jàng Burkina batik mais tey suñu demee ba benn Sénégalais di déplacé wu di ñëw foofu di leen ko jàngal ça veut dire que ni xam-xam kenn moomu ko. donc c'est universel. kon yow boo génnee léego lekk da ngay génn pour former ay. bien sûr damay génn pour dem def exposition damay génn pour dem def beneen xeetu défilé de mode boo xam ne c'est pour présenter mes créations. mais en même temps aussi damay génn dem pour former ay nit. parce que Côte d'Ivoire ces 3 derniers mois wala 4 derniers mois. mais jaabante naa fa ba mel ni fa laa dëkk par rapport à des programmes de formation. donc tey waa Côte d'Ivoire ñoom jàpp nañu ni sax xëy na man waratuma fa génn. parce que bi ñu gisee njëriñ bi parce que ñoom bu ñu gisee njëriñ dañ koy téye. xëy na Sénégal ngay nekk njëriñ nekk nii. ñu koy négliger ba yàlla tere nga jóge fii ñu commencé la defal ay hommage. mooy li ñuy wax naan des fois li ñu naan nul n'est prophète chez soi. nul n'est prophète chez soi loolu baat bu wér la. da nga koy dund fii waaw da nga koy dund fii parce que bon yàlla def na sax ñun xaaruñu kenn parce que li ñuy def nii ñi ma xam nañu mësuñu xaar ñu jox ñu xaalis wala ndimbal. suñu xam-xam la ñuy demee parce que tey Sénégal ñun lu ñu fi waroon def yëpp def nañ ko fi. parce que métier bi dugal nañ ko dans les centres de formation. ñoo xam ne mësuñu woon xalaat def batik. tey fu mel ni manufacture. des arts décoratifs de Thiès. bu fa batik duggee Zo Mansour moo tax. yéen a ko fa dugal. man maa ko fa dugal. yow yaa ko fa dugal. man maa tax mu dugg fa. te sama ñëw boobu ma ñëw foofu ba dugal fa batik am na lu bari lu mu apporté. te loolu je pense que loolu moo war a nekk xalaatu nit ku nekk. mooy dëkk bi nga nekk. nga def fa loo xam ne bu ëllëgee ay génération dañuy ñëw di si bénéficier wu. parce que mënoon nañu toog suñu coin rek yam suñu xam-xam. mais je me suis dit que ni am nañu xam-xam ñu ngi koy partager mais il faut que ñu mettre en place benn mbir moo xam ni. bu subaa mbir moomu day sax. tey ñun dañ judd fekk fi manufacture ay nit ñoo ko créé woon ba def ko fi pourquoi ñun aussi mënuñu créer benn espace boo xam ne tey ku bëgg batik ci Afrique mën nga ne maa ngi dem Sénégal maa ngi dem Thiès maa ngi dem manufacture wala maa ngi dem chambre de commerce wala maa ngi dem chambre de métier wala centre culturel bu Thiès. mais ñu xam ni Thiès am na lu fi nekk loo xam ne boo ñëwee dinañ la ko jàngal. comme dans d'autres pays africains yoo xam ne dañuy am spécificité boo xam ne boo ñëwee. soo bëggee dara dëkk boobu ngay dem. te da ngay xam fi nga koy wutee ji carrément. waaw loolu jot na. loolu dafa am si dëkk Afrique yu bëri. te boo dem Burkina Côte d'Ivoire Mali Maroc boo bëggee der am na foo xam ne foofu la ñuy defaree der yi. donc tey ñun am nañu chance batik bi tey vraiment ak liggéey bi ñu ci def. tey mi ngi avancé bu baax a baax macha allah mi ngi avancé. waaw ginnaaw Côte d'Ivoire gi nga ma limali léegi ban dëkkaat bu nekk ci sous région bi nga ma mën a limalaat ni ma yàgg. bon fan yi demoon nañu Gambie def fa benn programme bu am solo. pour former ay doomu Gambien. te programme boobu lu tax mu am solo defe naa ne bi ma juddoo ba léegi musuma def programme bu amee solo noonu. ah bon waaw parce que bii waa Nations Unies ñoom ñoo piloté woon programme bi. donc ñoom ñoo financé en même temps programme bi te xam nga bu ñu demee tey ba Nations Unies di jël batik di ko dugal seen programme. ça veut dire que ni batik am na fu mu àggoon sax. du ma wax ni am na fu mu àgg mais am na fu mu àggoon nit ñi dañ ko xamul woon. mais c'est pour dire que batik am na valeur. te actuellement tubaab bi comprendre nañu actuellement tout ce qui se fait à la main foofu lañ jëm. l'industrie va disparaître dañuy delluwaat ci démb. mooy liggéey loxo day ñëwaat. donc foofu damay wax ni rek képp ku nga xam ne yaa ngi yor sa liggéey loxo. na nga ko gën a fonk na nga ko gën a def fulla ak fayda. waaw parce que tey man bi may démarrer ci batik tey su ma waxoon tey ku ma waxoon ni bés di nga toog Nations Unies woo la ne la defalal ay xale formation. génneel sa dëkk dem defi ko feneen te formation bi comme ni ma la ko waxee. lu tax yëpp yow lañ ci tàmm. waaw dafa sélection la woon parce que dafa mel ni woon appel d'offre. mooy ñëpp ñuy def batik te nekk Afrique dañu demandé woon pour def formation bi. man ma déposé te bokk naa ci ñi mujjee déposé. mais bi ma toogee à la fin man la ñu retenir parce que benn nit la ñu waroon jël.
loolu yombul loolu am internet Thiès Info yombul Afrique ak ni mu toll ñi nga xamante ni ñoom ñooy def batik yëpp déposé te moom nee na bokk na ci ñi nga xamante ni également ñoom ñoo mujj déposé mu déposé wone li nga xamante ne moo di mën-mënam ñu jël ko ci parmi tant d'autres loolu vraiment yombul ba tax na kon ñun askanu sunu gaal amati nañ jàmbaar amati nañ ndam parce que lii ndam la amati nañ ndam amati nañ koo xamante ni wax dëgg yàlla mën nañ koy tiitaroo di ko safo comme ni ñuy tiitaroo Sadio Mané ni ñuy tiitaroo keneen ak keneen wax dëgg yàlla lii moom nekk na mbir moo xamante ni autorités yi ak ñi ne ci état bi ñoom ñëpp war a mën a gestu Zo bu baax a baax ndax vraiment mbir nga moo xamante ni daal royukaay nga waaye itam lu ñuy tiitaroo nga macha allah. waaw di sant yàlla rek di sant yàlla parce que mooy li ma wax rek boo nekkee ci liggéey moom lu nekk mën na la see fekk tey leneen li ñuy sant yàlla mooy tey fexe nañu ba jël ay mannequin parce que au départ dañ jàppoon xale yu jigéen ñi wala xale yu góor ñi dañuy nekk mannequin rek pour comme ça mannequin mais si suñu xalaat si suñu stratégie ñu ne xale yi nañ leen wutal métier donc tey fexe nañ ba jël ay mannequin transformé leen wutal leen métier ba ñoom kenn ku si nekk fi nga nekk yaa ngi liggéey ci batik bi parce que c'est un programme bi nga xam ni de passage may remercier Maodo Malick Mbaye parce que moom moo financé woon projet boobu mooy avec l'ANAMO ñu jël fi ay xale logé leen à l'hôtel fële benn hôtel de la place donc pendant une semaine ma tàggat leen ci wàllu batik donc te projet baa ngi continuer ba léegi parce que xale yi ba léegi ñu ngi leen di defal suivi donc comme ni ma ko waxee woon à travers le Sénégal aussi dans beaucoup de régions à chaque fois ñu ngi fay dem di tàggat ay xale à Thiès aussi ñu ngi fay organiser périodiquement ay ateliers de batik pour sauver quelques jeunes parce que nit sooy dund te amoo métier vraiment c'est désagréable quoi baaxul quoi donc ñun suñu démarche ñun Kajoor Art par exemple mooy structure bi nga xam ne maa ngi ànd di liggéey ak ñoom si wàllu. noonu ngeen tudd Kajoor Art. Kajoor Art donc comme ni ma ko waxee rek liggéey bi du man kese am na ñu nekk suma ginnaaw donc suñu démarche mooy fexe ba xale yi am métier. waaw jàppale xale yi permettre leen ñu am métier donc ñun métier bi ñu leen mën a offrir aujourd'hui mooy batik bi boo demee tey Burkina fexe nañ ba créer benn tissu boo xam ni c'est en batik mais ñu ngi koy jaay partout dans le monde Côte d'Ivoire am nañu seen tissu Mali am nañu seen tissu mais pourquoi pas Sénégal mënuñu exploiter benn tissu boo xam ne dañ naan lii made in Sénégal la te loolu c'est faisable avec le batik parce que le batik comme ni ma ko waxee sànq c'est un métier universel dëkk bu nekk daf koy pratiquer avec sa manière donc tey ñun am nañu benn technique boo xam ne tey suñ ko véhiculer suñ ko gën a matérialiser dafay dem ba nekk benn style boo xam ni Sénégal rek nga koy amee parce que man batik bi may def par exemple tey sant naa si yàlla parce que fu ma ko présenté dañ ma naan lii Zo Mansour moo ko defar tey boo demee Côte d'Ivoire boo jëlee suma tissu en batik foo ko tàllal ñi ma xam dañ la naan lii c'est Zo Mansour donc loolu sant yàlla la quoi sant yàlla waaw moom la man moom rek laay sol parce que dañu war a góorgóorlu aussi di consommer lii nit ñi di defar fii lii nit ñi di produire fii parce que on peut pas développer le Sénégal di jël xaalis bu bari di ko injecter ci biti pour des matériels yi nga xam ne tey amul lu njëriñ tey nit a ngi dem ci biti di fa jënd loo xam ni ñaari yoon ñetti yoon la koy sol après sànni ko mais tey di nga gis ku yore benn chemise en batik ma dajeek moom mu ne ma chemise bi def naa man 10 ans ça veut dire batik bi day nangoo yàgg. day yàgg mais et puis sax boo amee benn œuvre d'art doo sawar da ngay sawar teeku quoi parce que œuvre la nekkul matière bi ngay jënd nii rek comme ça dans le marché waaw donc loolu aussi vraiment ñu ngi siy liggéey bu baax a baax daal vraiment ñu ngi sant yàlla surtout nag Côte d'Ivoire tey vraiment liggéey nañ fa liggéey bu am solo parce que tey Côte d'Ivoire ñu ngi jàpp ni benn doomu sénégalais mooy ñëw di leen dimbale parce que vraiment ñoom chaque fois ñu ngi may woo pour des ateliers de formation mais nag c'est dommage que Sénégal yeewaguñ ci wala dañ koy gis sax bañ si dem fii je pense que folklore la ñuy gën a motiver que loo xam ni dafay amal njëriñ population bi te loolu vraiment war nañ ci góorgóorlu war nañ ko xeex ñun ñëpp ñu àndandoo xeexa ko mooy di fexe ba vraiment la production locale nit ñi di si dem mais aussi dafa war a am politique bu koy accompagner parce que tey ñi ñuy jiite
bu ma la gisul nga sol loo xam ne fii lañ ko defaree man du ma sawar sol parce que yow mi ma jiite sax gëmuloo ko donc yooyu yëpp ay combat la yoo xam ni ñëpp si war a dugal seen loxo waaw. man li ma ci gën a neex sax mooy li nga demoon da ngay jël ay jeunes di leen ci former te gis nga Sénégal fi mu toll nii tembe daf ci bari jeunes yoo xamante ni liggéeyuñu loolu moo waral ngay gis rey yi bari meurtre yi loolu moo waral ngay gis yeneen ak yeneen banditisme bi yow kon bokk nga ci ñi nga xamante ni yéen yaa ngi joué ci lutter contre li nga xamante ni moom moo di insécurité bi. nekk également lu am solo comme li nga wax tey bu ma la déggee vraiment yaa ngi participer ci li nga xamante ni moom moo di développement dëkk bi waaye itam di participer ci li nga xamante ni moom la ñuy xeex ci jamono ji ñu toll tembe muy insécurité bi gis nga meurtre yi ñu mu baree jam nañ diw nangam te ñu koy def la plupart xëyuñu gontuñu amu ci luñ jàpp te yow mel na ne yaa ngi dimbali ay jeunes ñuy xëy di gont di am ci luñ jàpp te ku xëy di gontu olof Njaay ne doo tala def safaat. lu wër la parce que ñàkk métier baaxul si dëkk ñàkk xëy baaxul si ndaw tey ñun loolu bokk na si li ñu njëkk a comprendre bi ñuy démarrer projet bi à Dakar même parce que à Dakar fexe nañu ba jeunes yi bëri yoo xam ni dañ leen dem former à travers des ateliers de batik si centre culturel Blaise Senghor à la Médina rue 27 foofu yëpp def nañ fa ay ateliers de formation yu bëri yoo xam ni tey xale yooyu damay dajeek ñoom ñu si bëri une grande partie tey sauvé nañ leen quoi ñu ngi si gis seen bopp tey comme ni ma ko waxee sànq à travers le Sénégal formé nañu jeunes yu bëri xëy na batik nag dafa nekk métier boo xam ne c'est pas automatique boo ko jàngee il faut encore du temps pour nga mën si gis njëriñ bi. patience. la patience mooy l'art c'est la patience. tey dem nañ ba Cabrousse Casamance en Cabrousse def fa ay formation si ndaw ñi ak si jigéen ñi donc pour war la ñun métier bi ñu yàlla jox séddoo nañ ko suñu population def nañ ci li ñu war a def yëpp macha allah léegi nag il est temps comme ni ñu koy waxee nga dimbali si aussi ñi nga xam ne dañu nekk en dehors du Sénégal parce que ñi ko maîtriser bëriwul ñi def batik bëri na mais ñi si nekk professionnel ñoo bëriwul te boo compté Sénégal les professionnels du batik doo si génne 10 personnes c'est vrai qu'il y a des artisans ñuy job du cuub mais bëriwul ay professionnels des formateurs en batik donc macha allah ñi ngi sant yàlla bu baax daal yàlla mi ngi ñuy dimbale. kon nag jot na bu baax a baax askan bi yeewu ci lu jëm ci wàllum batik waaye itam yeewu ci moom mi nga xamante ni pare na ngir former jeunes yi pare na pour liggéey dindi li nga xamante ni wàññi li nga xamante moom moo di chômage bi ci dëkk bi kon nag njiitum réew mi yéen ñi ŋànk li nga xamante ni moom moo di état bi yàlla na ngeen taxaw jàppale ko ku wax ab liggéey ni ay jafe-jafe tey jii boo ñu doon wax jafe-jafe yi nga xamante ni moom nga ci jànkonteel lan lay doon. waaw jafe-jafe yi amoon na te jafe-jafe àdduna ñoo ànd. au départ bi ñuy tàmbale métti woon na trop parce que da nga dem defar produit bi mais pour nga gis sax koo ko jaay c'était un problème wala da nga dem négocier nit pour mu jënd produit bi parce que boobu yaa ngi nekkoon ci démarche yu fexe ba nit ñi xam produit bi mu metti woon trop na parce que nga nekk ci dara te amuloo moyen nécessaire yi dafay metti les produits yi ngay soxla te amuloo moyen dafa metti mais alhamdulilah li ñuy wax rek boo amee volonté ci li ngay def am gëm-gëm ci li ngay def am patience am pastef un bon jour yàlla daf lay dimbale parce que ndimbal bi may njëkk wax mooy jour bi ñu ma woowee ne ma manufacture dañ la soxla da nga war a former 15 jeunes pendant 2 ans te manufacture képp ko xam manufacture xam nga ni foofu xam-xam moo la fay dugal du lu ndaw te manufacture c'est l'une des plus prestigieuses instituts d'art dans le monde bëriwul ci àdduna bi donc bu ñu demee ba woole dénk la ay ndaw ak dénkaane nu mu mettee yàlla defal ñu fa succès parce qu'on a fait 2 ans avec les jeunes mais je pense qu'on a laissé des traces nga toog dëkk bu mel ni Côte d'Ivoire woola jëlee la Sénégal yóbbu la nga dem bi may dem dama tiitoon parce que maa ngi dem ci ay borom xam-xam est-ce que su ma demee du ma fa fekk ñu ma gën a mën mais ci ndimbalu yàlla bi ñu ñëwee def nañ fa ay formation ba ñoom ñu apprécier ba ne la yow dootuñu la bàyyi donc loolu vraiment ndam la ak vraiment fierté parce que tey li ñu nekk nii bu ñu ci defoon échec kon dafay jar sax xaru parce que on a pris des responsabilités on a pris des risques bàyyi suñu jàng école bàyyi lu bari pour topp métier boo xam ni c'était pas évident. waaw kenn xamul woon destination bi. dañ dem nii ret. mais est-ce que nguur gi état bi ñu ngi leen di jàpp. xam nga Sénégal na c'est un problème
pour tous les artistes kooku du man kese du ma yooxu man kese mais je dirais que c'est un problème boo xam ni c'est général tey Sénégal artistes yi balaa ngay am ndimbal mooy ñu teg la ci bàmmeel bi boo demee ci dëj ba dinañ fa indi ndimbal bu bari jox ko sa waa kër mais moment bi nga xam ne yaa ngi nekk en vie nekk en action soxla ndimbal nit ñi duñ la dimbale mais damay wax toujours nit bul xaar ndimbal avec les moyens de bord yi nga am yow ñafe ko nga jéem ci def dara parce que man mun naa ne mosuma recevoir dimbal bi tax ñuy wax de ma vie lépp lu ma am maa ko ñafeel sama bopp mosuma tàllal loxo te xalaatuma tàllal loxo donc benn laa nekkoon benn di taxale ba tey man xëy na am naa as tuuti bu ma mën a dimbalee ay xale dajale leen ne leen kaa leen ma jàngal leen donc loolu sant yàlla la waaw du jàmbaar na yàlla moo lay dimbale rek nga réaliser li nga bëgg a réaliser ak say ñaanu waajur parce que suñuy waajur aussi métier bi ñu nekk nii muy suma yaay muy suma papa dañ ma ci ñaanal loolu am solo waaw dañ ma ci ñaanal ba ma yëg ni ñaanal nañ ma ci parce que fexe naa ba seen dundu waaw vraiment li may def neex leen parce que saa yu ma demee ñëw def ci ndam dama leen ne lii xew na ñu ne ma kon dina baax ba tey macha allah liggéey nañ ci aussi ak l'ambassade des États-Unis waaw def nañ ci benn programme boo xam ni ñu ne ambassade des États-Unis ñoo ko defoon man ma war leen wan lan mooy batik ma war leen jàngal lan mooy batik parce que ñoom dem nañu ci réew yu bari gis nañu batik mais bu ñu ñëwee sama bos dañu xaw a jaaxle tuuti donc mu nekkoon programme boo xam c'était 1 mois de formation macha allah programme boo xam ni aussi c'est le département d'État des États-Unis le département des États-Unis moom mooy gérer tout ce qui est États-Unis ñoom ñoo piloté woon projet bi donc mën naa sant yàlla bu baax a baax parce que si ñetti at yi ñuy génn nii vraiment liggéey nañ ci ak ay instituts yoo xam ne vraiment mosumoon xalaat sama àdduna ñooñu dinañu impliqué aussi affaire batik kon daal bu ma la déggee yaa ngi ci gis sa bopp waaw dañ ciy sant yàlla bu baax na xam nga li gën a am solo ci àdduna mooy li ngay liggéey ñu reconnaître la ci xam nga lu toll ni manufacture nga dugal fa batik bi loolu yombul non yombul mais comme ni ma ko waxee rek loolu li yàlla namoon la parce que loolu dama ci mës a waxtaan ak feu Pape Ibra Tall nekkoon na koo xam ne franchement tey fi manufacture àgg moom bokk na ci ñi ko fa yóbbu nekkoon na directeur des manufactures yàgg fa lool am liggéey bu am solo bu mu defoon manufacture je pense que c'est la première personne bi nga xam ne ñoo njëkk waxtaanee projet boobu biñ ko waxtaanee na de son vivant sottilul mais yàlla def bu Sidi Seck ñëwee après Aluse ñëw xam nga ci la projet bi nekk ñu santee ko yàlla parce que tey boo duggee manufacture boo fa gisee batik dinañ la lii Mansour moo ko defar donc loolu vraiment c'est une fierté pour man mais c'est une fierté pour toute la région de Thiès parce que ndam bi ñu am yëpp ameewuñu ko Dakar ameewuñu ko Ndar ameewuma ko Podor yi nga xam ne samay dëkk lañu fii laa ko amee Thiès donc damay wax ne ndam bu ma mënti am tey ci batik bi ndamu Thiès la te dama koy ndamoo bu baax a baax moo tax mi ngi baax waaw mi ngi baax bu baax a baax moo tax suñu structure ñu tuddee ko Kajoor Art waaw Kajoor Art lañ ko tuddee parce que lépp fii la déparé c'est vrai que démarré nañ ko Dakar projet yi dox de gauche à droite mais bi ñu ñëwee installé wu à Thiès pour avoir beaucoup d'espace waaw dëkku aar la xam nga batik aussi boo koy liggéey il faut nga am espace donc bu ñu ñëwee fii nag Thiès macha allah vraiment si la affaire bi propulsé donc avec aussi l'appui de Seylatir parce que lu ñuy def mu accompagne aussi defal ñu couverture médiatique te wax fa dëgg yàlla mosuñu sonal ci dara lépp lu ñuy defal daf ñu koy defal gratuitement parce que man ak moom nag du dem du tey démb la ndaxte lii bi mu koy tàmbale sama kanam la tàmbalee boobu dara xewagul moom kese la woon ñu ànd bu rafet lu may def mu bàyyi léppam ñëw jàpp si donc tey ñun amuñu fayam dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla gën ko taxawu yéen ñëpp yàlla taxawu leen ba affaire bu jéggi frontières yi ba àgg foo xam ni macha allah kenn xalaatu ko woon. waaw acca ma bàyyi la rek nga dugal sa kàddu gu mujj maanaam loo xamante ne xëy na bëgg nga woon askanu sunu gaal dégg ko ci lu jëm ci wàllu métier bi ak noo leen di tàggu. waaw dañuy dellu di sant yàlla bu baax a baax comme ni ma ko waxee war rek di sant yàlla di gërëm suñuy waajur parce que lépp lu ma am ci àdduna man samay waajur ñoo ma ko jox keneen joxuma ko na parce que musuma tàngal seen xol
musuma leen jooyloo musuma leen merloo loolu maa ngi koy sant yàlla di remercier toute ma famille di remercier samay collaborateurs yëpp en commençant Dakar ba Podor parce que man dama yaatu su ma paree fii maa ngi war a dem Podor pour benn atelier bi ñu war a animer foofu batik donc man dama universel man nitu ñëpp laa donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier waa Thiès Info di remercier waa population de Thiès di remercier képp ki nga xam ne rek Kajoor Art lépp lu muy def fii au niveau de Thiès yaa ngi siy dugal sa loxo mënuñu lim parce que dañoo bëri macha allah mais képp ki nga xam ni mës nga dugal sa loxo si suñu événement ñu ngi lay gërëm di la ñaanal di la santale yàlla bu baax a baax di remercier sama mbokk yëpp na vraiment aw ma seen fay yàlla na leen yàlla fay de passage je profite de cette occasion pour remercier la population d'Abidjan. Je sais que ça va être très compliqué pour eux de comprendre ce qu'on a parlé tout à l'heure parce qu'on s'est exprimé en Wolof. Mais vous m'excuserez parce que c'est une émission faite en Wolof. Donc, mais je dirais que la population d'Abidjan, maintenant, c'est ma famille. C'est un pays que j'aime beaucoup et peut-être même je vais m'installer là-bas pour un moment et puis essayer de partager mon savoir-faire avec les Ivoiriens. Donc, c'est un plaisir pour moi de revenir encore là-bas tous les jours. Hein. Ouais. waaw défilé bi ñu ngi waajal comme d'habitude mais ren dañuy bëgg def benn défilé boo xam ni c'est un peu particulier xam naa ni buñ ci àggee ba nit ñi gis niñ ko war a defee les gens vont être étonnés parce que ren beneen dimension la ñu indi bu bokkul ak lañ dem def mënaguñ ci avancer ñu ngi siy liggéey mais su jotee di ngeen si gis dara waaw xaar leen ko ñu ngi ñëw Kajoor Art comme d'habitude waaw mais en tout cas vraiment merci beaucoup maa ngi gërëm internautes yëpp di ñaan yàlla nañ fi yàlla bàyyi ubbil ñu ay buntu xéewal lépp lu ñuy liggéey yàlla barkeel ko macha allah ñu daal di koy jaajëfal bu baax a baax ndax ndaanaan ku li fàttali ndaanaan la ñu toogal am internaute Thiès Info di koo xamante ne nee naa leen ku dem ba Nations Unies di la taamu parmi tant d'autres pour nga génn dem formé ji loolu yombul ba tax na kon ñu ngi koy ñaanal jàmm ak salaam li mu ci bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal également di bëggee ami internaute Thiès Info gi yëpp di leen xamal ni ndaanaan la ñu toogaloon di Zo mu nekk également Zo Mansour di koo xamante ni day yëngatu ci wàllum batik waaye itam di ci formé man xam naa dinaa ñëw nga formé ma ak ñi bëgg ñu formé leen ñëpp ay ca mi ngi noonu may jaajëfal nag Jabel ki nga xamante ne moom moo jaar fii ci li nga xamante ni moom laa sol di Zo Style ak ki nga xamante ni moo di Buzz Couture ñoom ña nga ca Gossas ñoo ko ñaw ba mu jekk ma leen di jaajëfal bu baax a baax ndax li yombul ay ndaw la yu nekk ca Gossas di daan seen doole également di jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi ñuy teewlu jàmm ak salaam mbokk yi yàlla na ko yàlla def ci ami internaute Thiès Info 78 la mooy numéro Zo Style ak Buzz Couture 78 464 38 47 ay ca mi ngi noonu ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ñaanal ko ki nga xam ne moom laa jàkkaar loolu di Jabel également ñaanal la ko bu baax a baax Zo Mansour ñaanal ko ami internaute Thiès Info seen mbokk seen xarit Fall Damel la woon surtout Bour Sine bàyyi Serigne Saliou Mbacké jërëjëf